asalaamaaleykum tonton Ray Ba nuyu nañ la ziar la tonton Ray ñu bàyyi la nga présenté wu ñu doog a jàll ci question yi. maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay man la Ray Ba dëkk Mbour nekk ci làmb ji nekk coordonnateur Luc Nicolas Enco en même temps yor émission Sen TV émission ëttu làmb maa ngi leen di nuyu di kontaan ci yéen. waa tonton Ray tey bu ñu ñëwee Mbour fekk la fi sa dëkk ñu gis waa axlu làmb Sénégal bi organise lu mel ni lan nga ñu mën a développer ci loolu. waaw mais kontaan ci rek parce que xam nga lii aussi vraiment développement làmb la parce que tamit làmb yu mel nii la soxla surtout ci jamono bii nga xamante ne nii moom la ñu toll. parce que tamit ay amateurs yoo xamante ne nii dañu jógee ci gox yoo xamante ne nii bokkul vraiment ci ni situation dëkk bi demee ñu fexe ba xamante di coordonner ba am benn relation bi vraiment dem ba aussi nekk benn nombre boo xamante ne nii chaque année dañuy dajaloo di ci delloo làmb njukkal delloo ci làmb njukkal mooy xool ay nit ñoo xamante ne nii dañuy yëngatu ci làmb te fës ci ñu ràññee leen ci ñu leen ciy sargal di leen ci delloo njukkal en même temps di ci xamante seen biir loolu aussi pour yokk làmb la moo tax axlu làmb Sénégal macha allah ñëpp kontaan nañu ci ñoom moo tax tey bu ñu bokkee ci bés bi ñu tànn ñu ci ñi nga xamante ne nii vraiment dañuy bokk di participer ci bés bi loolu dañ ciy am mbégte bu baax a baax di ci kontaan. tey bu ñu nee la maanaam Doudou Sané mooy poids lourd bi nga xam ne moo ëpp lim jël ci ay drapeaux lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw mais loolu bettul kenn parce que tamit c'est normal loolu logique na parce que Doudou Sané mérite la ci moom parce que tamit dëkk bi mu dëkk di Diofior dëkku làmb la dëkk la boo xamante ne ni yàgg na am champion kon donc moom bu juddoo foofu nekk champion du bett kenn du jaaxal kenn mu nekk xale boo xam ne nii tamit mën na bëre macha allah am na doole nekk na tamit ku yaru ku man li muy def donc tey bu fekkee ne dafa bokk ci poids lourd yi nga xamante ne nii ñoo ëpp lu ñu jël ren ci saison bi loolu tamit dañ ko ciy félicité di ko ñaanal yàlla tamit gën ko dëgëral gën ko kàttanal ba mu mën àggale mission ci làmb. ñu ñëw ci wàllu poids léger yi parce que yaakaar naa bu ñu xoolee ci làmb tey daanaka Diofior ñu ëpp ci ñi décoré muy Babou Sarr ci poids léger yi kooku itam lu ñu mën a andi ci moom tuuti. waaw mais xam nga boo gisee loolu lu bett kenn mooy li ma la wax léegi xam nga Diofior fa la Ousseynou Ndebroog dëkkoon. dafa yàgg produire ay champions des grands noms de la lutte traditionnelle sénégalaise dañu fa jógee donc mu nekk dëkk boo xamante ne nii dëkku làmb la du bett kenn ci île bi ay xale di fa jógee di ñëw Ndakaaru di def performance parce que y a des très grands noms yoo xamante ne nii tey ci wàllu bëre lutte simple xam nga leen ñu nekkoon fi démb ak barki démb tey dafay jaadu seen doom yi seen jarbaat yi ñëw aussi jël relève bi xam nga bu ñu ne Ousseynou Ndebroog depuis Diofior wax Bira Codou Simal wax Souley Boyar wax ñoom Fabi Félir ba ñëw ci ñoom Ousmane Ndiaye Diouroup donc gox yooyu dañuy yàgg am ay ndaanaan yooyu nag gis nga fa ndox daan taa ba tey boo demee fekk fa tepp parce que dañu nekk ay dëkku cosaan mais également nekk ay dëkku lamb moo tax tey seen xale yi màgg ci seen keppaar gis nga tey ñu ngi commencé màgg di doon ay champion ñi xamul lamb wala ñi ciy soog a ñëw tey la loolu di bett mais ñun loolu bett lu parce que bu njëkk dëkk yooyu ku fa juddoo boo bëree rek mbër nga. ndeysaan ni nga développé am solo trop léegi itam ki nga xam ne mooy Toubacouta lan nga ñu mën a wax ci moom ci lu gàtt rek Toubacouta. waaw mais Toubacouta aussi mu ngi ci dynamique il est en train de monter en puissance mën nañu wax ne ci étoile montante yi la bokk parce que xale la mais mu ngi ci yoon franchement may profité rek di. saluer waa campement Ngékoox yëpp ci seen taxawaay parce que xam nga campement Ngékoox dafa nekk dëkk boo xamante ne nii dafa amoon de très grands champions à l'image de ñoom Séni Diallo ñoom Alpha Ba amoon ay champions mais bi ñu demee ba benn moment ñoom toll nañu benn diggante amatuñu pratiquement mbër mais bi ñoom Alpha li ñëwee ak gars yi mu àndal commencé ñoom Assane Gueye commencé jàppale xale yi vraiment ci la champion bu mel ni Toubacouta feeñ et puis lamb yëpp nag am ci moom yaakaar mu nekk xale doon aussi koo xamante ne nii mbër gi deret la ci moom parce que xam nga ne presque frère la ci ñoom Gris Bordeaux donc mbër gi nekk ci moom mu nekk xale boo xam ne nii tamit macha allah dafa am jom mën a bëri donc ñu koy ñaanal rek yàlla may ko sago may ko jàmm dëgëral ko ba mu mën a àggali ak sago parce que xale la boo xam ne daal boo bëggee dégg-dëgg lamb yëpp am nañu ci moom yaakaar. tey ñu am mbégte bi ñu déggee ne sunu tonton Ray Ba axlu lamb Sénégal tey dañ koy décorer ak li mu liggéey ci lamb ñun ñu di ko dégg
à travers les radios tey ban yëg-yëg la am ci loolu noonu. non très satisfait kontaan am mbégte. c'est une première. moo tax affaire bi dafa fees suma xol. et puis Ahlou Lamb Sénégal def loo xam ne man du ma ko fàtte jamais. parce que affaire la boo xamante ne nii dafa ma marqué. parce que quand j'étais très jeune. laa nekk ci làmb am na ay moment bu ñuy dem ci làmb yi dañ naan ñii day naruñu tekki dara ñii bëgguñu dara parce que làmb léegi la mais bu njëkk jigéen sax day toog waat ñaan pour bañ a jur mbër. parce que boobu mbër yi li ñu doon représenté ak bët bi ñu leen doon xoolee bokkuloon ak bët bu ñu leen di xoolee léegi. ñu dem tey ba làmb nekk industrie nekk secteur boo xam ne secteur de développement la ñu dem tey ba kër goo dugg pratiquement am na mbër wala ku nekk bëgg nga jur mbër parce que léegi mbër yi ñu ngi nekk ci beneen niveau. loolu nag bu fekkee ñun dañu ci nekkoon xale ñu bari amuñu woon compréhension ci ni ñu ko toppee woon di bëree di dem di ko seetaani di dox dëkk ak dëkk parce que man dox naa Diouroup Senghor non dox naa Gagnant Bougou Mbuleem dox naa aussi campement Ngekoox ba Samone pour seetaan Birahim Ndiaye ak ki nga xamante ne nii mooy Dame Suguer doon fekk foofu ñoom Ousmane Ndiaye Diouroup ñoom Fabi Félir doon fa fekk ñoom Dame Soudiane doon seetaani ñoom Baak Jorwaar dugg fu nekk ci île bi seetaani làmb kon tey bu ñu demee coono boobu yëpp ma dem tey ba yàlla dogal ma agsi ci fii ci làmb ñu mën a taxaw un jour ay nit ñoo xam ne ay amateurs lañ un peu partout ci biir réew mi ñu leen di wax Ahlou Lamb Sénégal ma pour delloo ma njukkal non kooku mbégte rek laa ci mën a am en contentement vraiment kontaan naa te xam naa ne man kontaan naa may ñaan yàlla sunu borom lépp nag doon sunu njiglaay di féliciter encore Ahlou Lamb Sénégal yëpp di leen encourager di wax ne daal lii mbégte la goo xamante ne nii am na fu mu tàmbalee mais xaw ma daal fan la yem. ndeysaan tonton Ray kontaan na ñun ñi nga xam ne dañ lay interviewer am na lu ñuy yëg ci loolu parce que itam li nga liggéey ci làmb état dooleel leen bu ñu war a organiser lu ëpp lii nii. waaw mais c'est logique te lii xam nga booy xool bii mooy je crois si troisième édition bi boo xoolee li nekk ci biti ci mbooloo nga ñëwoon fi daaw di nga xam ne affaire bi mu ngi yéeg mu ngi monter en puissance loolu nag rek day wane ne làmb dafa nekk suñu cosaan nekk aussi secteur boo xam ne secteur de développement la léegi làmb industrie la kenn mënatul tabax dara ci réew mi te boole woo ci làmb moo tax fii ñu ko téye ñoom lu am solo la lu am njariñ la te des na tuuti ci kanam am naa yaakaar ne état bi sax dina ci mën dugal loxoom parce que tey ñi koy def ay doomi Sénégal lañ te lii lu baax la te waaw góor dina yokk ngóora man tey à partir de tey bu ma fi jógee lépp lu ma doon def ci làmb dinaa ko gën a continuer dinaa ci gën a góorgóorlu dinaa ci gën a gëstu dinaa ci gën a xar sama tànku tubéy parce que addina tamit teraanga rek la te teraangay adduna bët donc Ahlou Lamb di jiital seen président Alpha Ly di ko jaarale ngërëm gi ci moom di la wax ne la lii ñëpp a kontaan ci ñoom te it képp koo xamante ne nii yaa ngi nekk acteur ci làmb yaa xam ngay promoteur wala ménager wala mbër wala amateur même bu fekkee ne accès goo ci ñoom at yi di ñëw di nga accès ci ñoom xalaat naa ne kuréel gi mooy doon kuréel gi nga xamante ne nii ci année yii di ñëw moom mooy defaree li nga xamante ne nii mooy làmb problème de contentieux yi sew yu am ci biir yëpp ci kuréel gi la mën a jaaree ba ëllëg problème yëpp daal di réglé wu incha allah ci kàttanu yàlla. tonton Ray loo bëggoon waxtu laajuma la. waaw mais kontaan rek. gërëm ñëpp. di gërëm Ahlou Lamb encore une fois. di ñaan yàlla tamit yàlla dolli fi jàmm dolli sutura. di ñaan yàlla aussi ni ñu ko feetee année bi muy 3e édition. ñu continuer di ko def édition yu bëree bëri ba bu ñu koy defati. toutes les autorités du Sénégal di fi man teew. di ñu jàppale parce que lamb aussi ñun buñ ko xeeb. te amul lu mu mën a mënta def ci réew mi parce que sunu cosaan la te réew moo dem day fonk cosaanam te mag ñi ne nañ boo bëggee xam sa bopp da ngay fonk sa cosaan te lamb sunu cosaan la kon encore une fois merci Ahlou Lamb kontaan ci ñëpp di leen sargal di leen delloo njukkal di ñaan yàlla dolli ñu jàmm te dàqal ñu seytaane merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax merci